Luc Nicolaï ku ne xam na ne ça fait très longtemps mu ne ci làmb gi di ci yëngatu. combat yi gën a mag ci Sénégal bokk na ci ñu ko tëgg. mu am fit du daaw gëm boppam gëm ni mu mel ñëw nag am yeewu te gu toll ni jéem a ànd ak ñëpp. non Luc moom suñu Luc moom suñu il fait partie de nous parce que bailleur la ci ñun la bokk. tey jii ay mbëre ngi war ay 4x4 am ay mbël Luc Nicolaï moo tax. lu ñu jégalee Hissène après nañ ko jégalee moom parce que moom reyul nit. war nañ leen a taxaw Sénégal war nañ leen a bàyyi xel di ñaan Macky Sall mi nga xam ne moo jiite réew mi ministre des sports mi nga xam ne moom lañ wax ne mooy ministre làmb na taxaw ci loolu plaider làmb jàppale ñu mel noonu. mais du ma def lu dul ñaan pour que tey Luc génn nekkaat parmi nous parce que njëriñam ci biir ci biti pour man moo ëpp fuuf njëriñam ci biir. Où est la vérité dans cette affaire? Est-ce que contrainte par corps est-ce que dañu ko exécuter mandat d'arrêt bi foofu dafa am un flou total te loolu dafa war a leer. nit kenn du ko naan nit njëriñ rek lañ koy doyee donc bu noppee am njëriñ je pense que wax dëgg yàlla yaakaar naa ne amatul njëriñ ci àdduna donc loolu la rek ñun moom dañ fi nekk rek ci kaw àdduna jaar dox benn mission boobu ñuy dox lu ñu yor nag ñun ak nit ñee koy bokk parce que lu ñu yor ñun rek mënuñu koo lekk. Luc man ak moom du woon làmb dafa dëkk Rue 10 ma dëkk Grand Dakar te xam nga Rue 10 ak Grand Dakar ak Sicap yi nu wër yëpp benn la. Luc ci xàll yoon laa ko jëkk gisee ñuy football mu jiitu yor bal bi mooy xale yooyu ñuy jiital mu nekk xale ba ci ak ma koy dégg Mbuur mu demoon fa rek benn dem nii rek faf waa Mbuur nangu ko noonu ma koy gis muy ànd ak Bombardier ñu naan tubaab bi ànd ak Bombardier tubaab bi ànd ak Bombardier sax xawoon na maa lëjal tuuti bi nu gisee may ànd ak moom ma xëy mu ne day di tëgg revanche u Tyson Mor Fadam ndaxte ñu ne leerul ca Gambie. Luc day suma wëlëre di suma frère di ku nga xam ni ba ñuy ànd yàgg na lool booba jamonoy RTS la événement bu nekk seq naa ko ak moom ci wàllu liggéey mu nekk ku nga xam ne fu nekk ànd nañ fa ci wàllu liggéey à travers le Sénégal événement yu neex ak yu naqari dund nañ ko man ak moom su may fàttaliku rek bésu ñoom ndem si yàlla si Mama Ba ñoom Alioune Seye ca Ndar man ak moom ñoo àndoon dem ba bi ñu ñëwee ci morgue bi ñu ubbil ñu tiroir yi ñu gis néew yi keroog li jóge ci ñun jóge ci man jóge ci Luc Nicolaï li muy nekk góor yàlla yépp keroog metti woon na ci moom. non Luc moom suñu Luc moom suñu il fait partie de nous waaw sama relation ak Luc Nicolaï mun nañ ne mu ngi jóge ci Moustapha Guèye waaw Moustapha Guèye moo ma booleeg Luc Nicolaï parce que dañu am suñu benn projet boo xamante ni dañ ko amoon mu nekk projet pay-per-view mooy lu ñuy def ci làmb ji rek ay codec yu mel noonu ñu waxtaan ceeg ay nitu làmb yu bëri ku mel ni Ngagne Diagne ku mel ni Moustapha Guèye ak ay Adama Diouf ndeysaan benn paa bu nekkoon CNG nekkoon fa caméraman ak ñeneen ñu ci waxtaanal ay mbërëg yooyu léegi nag yàlla dogal période boobu noonu Moustapha Guèye nekkoon nit ku jege Luc Nicolaï ci combat Balla Gaye de Gris Bordeaux daanaka moo ko doxal Gris Bordeaux léegi ci loolu comme moom moo gënoon jege Luc Nicolaï nag mu ne yéen kat projet bi ngeen di wax nii war ngeen ko mun a commencer ak Luc Nicolaï ci la ñu booleeg Luc Nicolaï ñu yaakaar naa ñu ngi ñëkk gisante benn bergerie pour wax la rek pour jox la anecdote Luc Nicolaï ak élevage bi ñu ngi ñëkk gisante benn bergerie bu nekk ay booru Sangalkam boo xamante ne bu ma fa ñëkkee dugg damaa sax tiit benn kër gu rafet kër gu mag a mag boo xamante ne ay xar rek a fa nekk affaire bu yéeme donc ci la ñu njëkk waxtaanee wax ci projet bi et tout de suite tu as senti que l'homme vraiment dafa am benn niveau bu élevé. Luc man maa koy indi si làmb bi ma koy njëkk a indi làmb Iba Mar la ñu ànd defe naa li may wax am na ay seede yu bari Bécaye Mbaye muy njëkk a interviewé yàlla def te mu dem ba nekk promoteur ñi ma koy indi mu nekk sama cumukaay yàlla def ba mu dem ba nekk promoteur làmb ji njëkk a tëgg maak moom bu lañ ko bokk tëgg maak moom yàlla def mu dem tey bay tëgg événement yu mag Dakar dem ba tëgg ma
mu am fit du daw gëm boppam gëm ni mu mel ñëw nag am yeewu tegu toll ni jéem a ànd ak ñëpp mooy du n'importe où la daan waxee Luc pour nga gisoon Luc wax ci télévision wala ci rajo man naa ko interroger Luc ñëw ànd ak manager yi Pa Jacques Diène Yéri Jaxate góor gi Moustapha Babou c'est l'ami de Luc ñooñu ñëpp di ànd ak moom nag lu foofu la yeewoo daal. Luc Nicolaï taalube la xol bi dara new ci xol bu set nit ku baax a ngi noonu Lamine. suñ papa ju baax jooju noonu kooku yàlla bu ko fayee xolam de ci kanam lay jëm Luc Nicolaï ko baax la moom tamit ma sama yaay génnee àdduna daal noo tam ñu ba fii jaale si ma kon loolu dama koy rafetlu. waaye Luc Nicolaï itam nekk nit koo xamante ne mun naa ne ni nga ko doon gisee ci télé bi ak boo xasee ba dugganteeg moom da ngay gis beneen personnalité boo xamante ni dafay ute lool ak li nga doon gis télé bi parce que avant da nga doon gis ñu ne la promoteurs yi dañu sadik promoteurs yi dañu mel nii promoteurs yi dañu mel naa mais boo demee ba dugganteeg moom ngay xam ni nitu kese la. làmb yu mu mus a tëgg it ñoo ko tëgg waaye tamit vraiment bi mu duggee ci làmb jéemu la def lu ndaw dafa ñëw rek dugg ci lu mag. moo waraloon le nom de le promoteur des grands événements am na promoteur yu mu naqari woon yu bari sax yoo xamante bi mu déggee agement su mbay moo ko jëkk a tudde boobu man ak moom ñooy def combat ñooy def publicité Luc bi mu nee le promoteur des grands événements am promoteur yoo xam daf leen a naqari pourquoi ak Luc kañ la ñëw kañ leen ko fi mën a tudde le promoteur des grands événements te au fond c'était la réalité bu tëggee làmb rek làmb bu mag la du tëgg làmb yu ndaw làmb yu gën a ndaw ci yi mu tëgg mooy rëg-rëg ak Gris 2 yooyu mooy làmbam yu ndaw mais sinon am ay défi la doon ñafe bëgg waaw góor et puis dugg ci biir famille bi ànd ak ñëpp. mais mu nekk ku nga xam ni dañ ko faraloon di tuddee le promoteur des grands événements am ku ci mel ni El Hadj Bécaye Mbaye dem ba tuddee ko le promoteur du continent ndaxte lu mu tëgg rek événement la lu mu tëgg rek coow dana ca am lu mu tëgg dina passion egg ci niveau de passion ak niveau de tension bu nga xam ne non Sénégal yëpp da leen di tenir en haleine donc mu yóbbu aussi làmb fu nga xam ne nit xalaatul woon mu egg fa ci wàllu cachet parce que générosité moo tolloon foofu yéene maanaam mbër yi ñu am dara moo tolloon foofu ci moom ba tax na sax am na ñu nga xam dañ la wax Luc Nicolaï dafay xaru mais il avait aussi des contrats en béton avec des sponsors leaders yi ko doon jàppale ak ay carnet d'adresse mu ci doon def lu am solo. combat yi gën a mag ci Sénégal bokk na ci ñu ko tëgg pour ne pas dire moo ko tëgg. Luc mooy fekk combat bu kenn coowul tëgg ko def ko coow ci loolu ci Luc Nicolaï laa ko jëlee mën a financer ci làmb nag ci moom la dëppee aussi mën a rafetal làmb ci moom la dëppee nit la koo xam ne tey jii ay mbëre ngi war ay 4x4 am ay immeuble Luc Nicolaï moo tax ay mbëre ngi yor ay njaboot Luc Nicolaï moo futeeku ñeme risque nag. mais dafa bëgg làmb Luc mën naa bañ a tëgg làmb Luc lu muy doyee làmb Luc lu muy doyee làmb dama koy toog yàgg yenn saa yi waaye yow as looy doyee làmb ji yow yaa jël sa xaalis di ko ci def mais Luc mën na bañ a tëgg ci làmb bu ko neexee dootul tëgg tam boo yi muy tëgg yëpp da leen di jàppale rek man je sais xam naa ne da leen di jàppale mais bu ko neexee mu bañ koo tëgg du tee mu dund mais entourage boobu am leen yéen am ñeneen dugg ci nit ñi jëflanteeg nit ñi loolu dong moo ko ci dugal mais sinon bu ko neexoon bañ na cee dugg bañ a dugg te yàlla dina ko teral waaw ndaxte xam nga yàlla ki muy teral mooy ki góorgóorlu liggéey te Luc jàmbaar la. tey Lamine am na mbëri bëri seen kër yi ñu dëkk ak seen njaboot boo leen fëggee laaj leen ban xaalis ngeen tabaxee kër gi ngeen nekk mu ne xaalis bu jugee ci loxo Luc Nicolaï la ñëw ci ñun yàlla nag moo ko jaarale si ñoom kon kooku dafa am nu mu defar réew mi ndax tey Lamine mbëri buñ demee bay war ay oto ñi di yor ay 4x4 ñi di jarawal ay oto yu jar 60 millions ñi di tëdd ci ay kër yoo xam ne léegi-léegi boo génnoon kayitu kër gi teg ko fi ne 100 millions nit jënd ko ku ci mel ni Luc Nicolaï da cee participer bàyyi ci waaram kon kooku na ko Sénégal bàyyi war xel. Luc dafa mën événement macha allah aussi que yéene na promoteurs yi yéene na mbër yi
c'est que namm nañ grand événement tamit grand événement daf fiy gëj te ren ku nekk ngi naan làmb ji du dox bu ñu amee ku mel ni Luc Nicolaï mu ñëw décrocher ay xaalisam pour dimbali jeunes yi ku ne xam ne ni ñi yaakaar ci làmb dafa bari soo amee genre Luc Nicolaï yi da nga leen di jàppale rek te yàlla tax. Luc Nicolaï ñi ko daan dar bari na trop di dund ci moom benn nit bu yor lu mat ñaar téeméeri kër kooku su amee problème nag war nañoo taxaw ñaan yàlla génn ko ci te Luc nag làmb da koo soxla mun na ko tabe na ci xam na li muy def du question ne riirum làmb ko yóbbu ci làmb de da koo man làmb Luc ñëw ci làmb pour di ay korkoral di wut xaalis déedéet xam nga lu muy wut ndam. Luc Nicolaï événement bi ma gën a marqué Lamine ci moom gaa mun naa ko mën a bañ a fàttaliku ndax boobu jeune laa waaye xoolal Sénégal nu mu meloon Casamance yëngu Luc Nicolaï lu jafe woon mu def ko dem jëli Abbé Diamecoune Senghor indi ko ba biir Dakar teg ko fii dara yënguwul. làmb ji am si jàmm xoolal tournoi de la paix boobu mu def xoolal loolu mu defal Sénégal. loolu yaakaar naa Lamine biñ ci jógee lu bëri changé na. tëgg ci 3 grands combats. tëgg ci 3 grands combats dem indi ko fii mu ñëw toog yaa ngi dégg Lamine kooku acte boobu mu def wax dëgg yàlla lu am solo la ku doon bàyyi làmb xel la jël ay mbër jël ay avion ñu topp leen jël mbër yóbbu leen yeneen level comprendre nga. mu nekk koo xam ni yàgg na participer ci làmb jël làmb di ko tas ci raison yi. nit bu fekkee ni dafa am pour la première fois jafe-jafe ak yoon. da ngay jàpp ne xëy na dafa juum. donc mais rôle justice du ni que Malick dafa def naka su dul noonu nañu ko briser yàq addunaam yàq carrière am dañ ko war a jox ab chance pour mu rebondir. doo tëj bu tëj palanteer wàcc rido. moom parce que moom reyul nit ay problème rek la am. donc nañ ko dimbale yóbbuwaat ko ci njabootam parce que dafa am famille dafa am yaay dafa am papa dafa am doom dafa am ay jabaram dafa am famille am donc xam nga tey loolu dafa métti. waaw mais jafe-jafe bu muy dund man damay am gàcce yàlla xam na ko jafe-jafe bu Luc am rek man damay am gàcce yàlla des fois mu teg ko nattu mais tam mu doon jàmbaar. yàlla teg na ko natt boo xamante ne dama daan dem di ko seeti bu ma ñëwee waxtaan ak moom dalal xel mi mais aussi des fois nga xam ni mu nga sentir ni affaire bi diis na mais xam nga rek boo amee sa nit doo bëgg dara lu bon di ko dal doo bëgg dara lu métti di ko dal ak lu ngeen mën a jote nag parce que sama xarit la jour bu ma déggee Luc Nicolaï am na problème ñaari yoon bu ko arrêté yëpp. day fekk ma ne ci wàllu timis wala wàllu bëgg a reer billaahi wallaahi talaay du ma ci soxlaati dara ndax man dama jàpp ne rek ku la jàpp def la ni boppam da nga ko war a jàpp boppam ni sa bopp wallaahi la sim dama koy ñaanal aussi jamono ji aussi waa këram namm nañ ko lool waa këram duñ tëdd te seen xel newut ci moom du nelaw te seen xel newut ci Luc Nicolaï mu man événement nag di dimbale ay sénégalais. dem naa voyage benn 2 semaines bu ma ñibbisee ma am sama tombé collaborateur bu ñuy liggéeyal bu nekk France ñëw moom itam ñu war a ànd dem seeti ko donc bu ñu demee Saint-Louis man dama amoon stress ni que man vraiment musuma dem seeti nit ci affaire kasoog yu mel noonu ma amoon stress ma ne mais man waa ji nu muy mel nu ma koy gisee. mais gis nga bu ma nee tël dugg jàkkaarloog moom mais dafa mel ni moo ma gën a nekk ci forme dafa mel ni moo ma gënoon kontaan ak yu mel noonu mu jóg ree ñëw tooñ mu ne ma mais Ibrahima ana say bagage ma ne ko samay bagage pour lan mu ne ma waaye da ngay pour man da ngay ñëw jël sama place. nga déggante ak say mbokk. mais coup de fil yi nga xam ne moom lañ koy may ak waxtu yi ñu koy may. toujours dina am lu nga xam ne man la koy consacré ñu waxtaan ci man ak moom. donc li mu nekk ndar yëpp du ñu toog un jour. te déggante wuñu bi mu ñëwee Thiès aussi mënuma egsi naa Thiès ci jàmm. ci loolu aussi man jël naa suma ay téléphone woote sumay relation yi ma am Thiès. ba baliser terrain bi ba déggoo sax ak le directeur de la prison de Thiès. Luc woo ma ni ma man condition yi ma fekk fii ak la ñu ma waxoon bokkul parce que fii fi ñu ma nar a dugal bu ma fa duggee dinaa am jafe-jafe. waaw man dama ko topp fi mu dem yëpp gis naa ko dem naa Thiès jóge fa ñëw Mbour parce que dañ ko defal benn trajet boo xam ne ñun sax comprendre ñu. macha allah seet naa Luc Nicolaï rek wax dëgg yàlla ak xol bu tooy c'est normal ndax nit ki bu ngeen seqee kóllëre
ngeen daan toog di añandoo di reerandoo di ànd dox yëfu àddina ak lépp lu mun doon mu mun a déplacé wu ñëw si ko toog sa njaboot gis ko yow ngay déplacé wu dem këram njaboot toog gis ko bu ko bu amee lu mel noonu da nga war a ñëw taxaw mel ni dara jotu ko. wax dëgg yàlla nag loolu dem ma fa dem gis naa ne am na soulagement il était content ndax munoo nekk ci prison gis nit talal sa ay loxo pendant 50 mètres di waaxu pour def ma accolade loolu c'était beau. mais Lamine dañ nekk ci benn pandémie bu ñuy wax Covid 19 ku nekk tey affaire bi mun na la dal tey nu ñu jégalee Hissène Habré nañ ko jégalee moom. depuis coronavirus bi kenn demul Saint-Louis fekk ko fa du jabaram du doomam du ay am di jàmmam du ay mbokkam te loolu metti woon na ci moom demoon na ba même lu muy lekk sax ay poto sardine ak ay fruits ak yooyu la doon dunde parce que Luc dafa nekk sous régime alimentaire niñ koy gis noonu muy jantal yëpp dafa am feebar. wàllu justice bi du ma ci wax lu bëri de. waaye nañ xoolaat ni ñuy doxalee ndaxte sénégalais yi ñoom seen bopp comprendre ñu problème bi te lenn war nañ ko sóoraale benn juge moo am bu mag a mag bi muy yàlla moom mooy juge bu mag a mag bi te mi ngi gis lépp yàlla mi ñu teg lii nag du ñu jooy de dañ koy jël haut la main avancé ci ak ñi ñuy àndal di ci ànd ak contentement parce que mooy li may wax rek Olof Njaay am na lu mu wax Olof Njaay nee na yàlla xaritam lay musibaal ngir bëgg dara jaam. vraiment man pour man justice lu mu décidé dëgg la justice joxe na sentence am mais nit ki il a pour man déjà assez souffert parce que xam naa ni jot na ci dund lu metti parce que su ma juumul tëdd na ci presque ñaari atu kaso ah donc loolu noonu pour man déjà rek sentence la waaye nag le fond du dossier maîtriser wu ma ko mais du ma def lu dul ñaan pour que tey Luc génn nekkaat parmi nous parce que njëriñam ci biir ci biti pour man moo ëpp fuuf njëriñam ci biir. ma ne ko nag muñal ñun ñi nga xam ne ñooy say xarit di say am di jàmm lu ñu mën dinañ ko def. pour jéem la génne fii. vraiment boobaak léegi tooguma. Hadj Bekaay Mbaye toogul. Moustapha Gueye toogul. ñun ñëpp daal ñi nga Modou Lo toogul. ak yeneen nit yu nga xam ne amaana xamuma leen ñi ngi ci dossier bi. di ci jéem a def seen kem kàttan pour ñu bàyyi ko. waaw damay wax nag na ñëpp jóg muy mbër muy promoteur muy manager muy communicateur traditionnel muy képp kuy dox ci làmb képp kuy wax ci làmb wala nga ci yëngu na nga taxaw tey ñaanal Luc xam nga tey mu dellu këram parce que metti na lool vraiment tamit di gërëm waa Mbour bu baax waaw gis na niñ ko taxawoo. waaw di leen wax ne ñu gën a yokk ñaani. dañ bëggoon def benn rassemblement boo xamante ne day nekk point de presse mbër yëpp toog promoteur yëpp toog amateur yëpp toog képp ku yëngu ci làmb yéene Luc Nicolaï jàmm yéene làmb jàmm ñu toog ñu jéggalu ñaan wax li ñu neex wax lu ñu naqare te du dóor du saaga du force justice ndax sax nag dañ ne nag personne n'est au-dessus de la loi amul kenn koo xamante ne da ngaa moom ñëpp nekk ci kaw yoon. waaye tamit nul n'est censé bañ a xam luy yoon. Luc Nicolaï xam na yoon. waaye tamit moomul yoon. waaye comme que mu ngi ciy loxo ñaan nañ mën a def nag ak dajaloo woon ko ne ko yow kenn ku nekk ci ñun ku ñu gisatul mu ne foo xamante ne caabi di ko féete ginnaaw moo ñu tax a jóg tey jii pour ñu yéwénal ko yeewi ko mu ñëwaat parmi nous. enseignant tey ci liggéey ba muy def tey bu ko dara wokkee tey moo xam moo def moo xam deful en tout cas ay mbokkam na mu seqal danañu jóg wane seen solidarité loolu mooy ànd. tamit Luc suñu la bokk solidarité nag du caaginu ci benn boor mooy day nekk loo xam ne dañ koy teg ci temps teg ko ci heure mooy wane ni rek tey wane ni daal nekkin ba mu nekk sa biir bu nekkoon suñu sago ñi nga xam ne tey làmb gis nañu ma ngay dellu gannaaw ay tànku ginnaaw la am amul ay tànku kanam te mu nekk suñu bokk ci bayeeru làmb yi tey quoi qu'on dise rek war nañ def benn forte mobilisation. di ñaan Macky Sall mi nga xam ne moo jiite réew mi ministre des sports mi nga xam ne moom lañ wax ne mooy ministre làmb na taxaw ci loolu plaider làmb jàppale ñu mel noonu gars yi teggil leen daani ñu dellusiwaat seen réew liggéeyal làmb ndax manqué gi ñu manqué ci làmb Lamine dafa feeñ ci làmb. xam nga Lamine ñun mënuñoo xeex ak justice xam nga lu ñu am mooy lu ñu mën moom mooy ñaan
ñaan lañ mën parce que lii tegu ci kawam ñun mënuñ ci dara yaa ngi dégg ñaan rek lañ mën a di ñaan justice di ñaan président de la république ak suñu yaay Marème Faye Sall xam naa bu ñu ñaanalee président ñaanal ñu justice bi dinañu mën a jéggal ki nga xamante ne mooy Luc Nicolaï. xawuma problème am nu mu demee jéemuma koo xam jéemuma si sax lijjanti mais damay ñaan en tant que jullit di ñaan en tant que sénégalais may ñaan te yàlla rek tax ak yonente beeg rasulillahi ñu baal ko wala ñu xool nu mu gën a rafetee rek ñu defee ko noonu te bàyyi ko mu dox ay activité am parce que Luc Nicolaï tamit du ko bon ndogal tamit fu ne lay ñëwee te ku nekk rek képp kuy dox ci àdduna rek boo musta am ndog-ndog am nga ko wala yàlla mën na la ko teg ci kanam kon tey da ngay nit ku ne rek da nga koy xoolee sa bopp nañ ko ñaanal te yàlla rek tax ak yonent bi ñu bàyyi ko justice bi nañ xool nu mu gën a rafetee rek ñu bàyyi ko mu ñëwaat nu mu gën a oyofee sax ak arranger leen ñoom ñaar ñëpp ñu bàyyi ko mu dugaat suñu biir dimbali jeunes yi ndax li muy taxawal nii suñu mbégte la te mbégte sénégalais yëpp la. kon famille lamb la bokk ñu ngi koy ñaanal yàlla daal natt bi ko yàlla teggee ko incha allah. waaw justice moom mel noonu waaw justice moom dafa xaw a sew. waaw moo tax boo si wax rek te xamoo creuser li si biir dëgg ñaan rek nga mën. ñu ngi ñaan daal yàlla teggi ko natt bi. waaw Luc Nicolaï li ma xam mooy liggéey nekk ci ay njabootam nekk ci ay soxnaam nekk ci ay sëtam di leen encadré tey jii nag bu nekkee foo xamante ne loolu munu ko. caabi féete na ko ginnaaw kat dèjà dañ koy njëkk a ñaanal yàlla mu ko fa yóbbu teggil ko mu génn nekkaat parmi nous waaye nag ba tey dafa du tere ñu yëkkati message boo xamante ne message bu ànd ak yar lay doon message bu ànd ak teggin lay doon message bi wane na aussi ñu ay doomu Sénégal la ñu am cër ci dëkk bi judd après l'indépendance surtout Luc Nicolaï doomu Sénégal la am na problème bu ne am na Sénégal ci wàllu détention gis nañu ñu fi gracier gis nañ fi ñu fi allégé peine gis nañ fi ñu def contrôle sous contrôle judiciaire xaw ma contrôle judiciaire contrôlé la doo dem nga toog ñu téye sa passeport. liberté provisoire yu bëri am na fi. muy Luc Nicolaï suñu papa suñu lépp. ñu gis ni dañ ko arrêté xam nga comme ni ñu waxee mbir bu nekk ci yoon moom doo avancé bu baax mais dañuy ñaan rek. di ñaan en tant que citoyen en tant que jeune du peuple xam nga ñu nekk fi mu nekk suñu mag. nekk ci làmb dugal ci xaalisam ñu ngi ñaan rek ñu bàyyi ko mu continuer liggéeyam parce que làmb métti woon na ñu jaaxle woon mu jékki-jékki volonté woo xam ñëw dugal ci xaalisam loolu moom message bi ñu lancé di ko ñaan président de la république di ko ñaan ñi jiite réew mi yëpp ñu bàyyi ko mu continuer liggéeyam daal parce que làmb licencié li ci nekk bu amee ku ci dugal di dimbali askan bi rek di dimbali jeunesse bi rek nañ ko jàppale daal incha allah loolu daal di message bi ñu lancé la daal. Moustapha Gueye ton frère au nom de tous les lutteurs au nom du monde de la lutte ñu ngi lay ñaan nga recevoir ñu pour le cas de Luc Nicolaï. am na solo mais bu ko jarul bu xatee tamit jaru ko tamit jàppale ñu ci Luc Nicolaï ñu libéré ko fa mu nekk mu ñëw parmi nous ndax ko amal njëriñ réew mi la. il aide la jeunesse à s'exprimer. am na solo. dans un premier temps mooy alhamdulilah sant yàlla li tax ma naan sant yàlla mbir bi mu amee vraiment gis naa sénégalais yi nit ñu taxawoo parce que Luc Nicolaï mun naa ne doom laa ci moom. waaye sénégalais yi tamit am na fu mu leen féetee am na fuñ ko bëggee bëgg nañ ko mi ngi ci xolu sénégalais yi amaana man mi nga xam ne maay doomam sax ci problème bii nii gis naa ay nit ñu daw laxasuma jooy ngir problème bii nii wàllu justice bi duma ci wax lu bëri de waaye nañ xoolaat ni ñuy doxalee ndaxte sénégalais yi ñoom seen bopp comprendre ñu problème bi te lenn war nañ ko sóoraale benn juge moo am bu mag a mag bi muy yàlla moom mooy juge bu mag a mag bi te mi ngi gis lépp yàlla mi ñu teg lii nag du ñu jooy de dañ koy jël haut la main avancé ci ak ñi ñuy àndal di ci ànd ak contentement parce que mooy li may wax rek Olof Njaay am na lu mu wax Olof Njaay nee na yàlla xaritam lay musibaal ngir bëgg dara jaam.
nit kenn du ko naan nit njëriñ rek lañ koy doyee donc bu noppee am njëriñ je pense que wax dëgg yàlla yaakaar naa ne amatul njëriñ ci àdduna donc loolu la rek ñun moom dañ fi nekk rek ci kaw àdduna jaar dox benn mission boobu ñuy dox lu ñu yor nag ñun ak nit ñee koy bokk parce que lu ñu yor ñun rek mënuñu koo lekk. Luc Nicolaï ku ne xam na ne ça fait très longtemps mu ne ci làmb gi di yëngatu. combat yi gën a mag ci Sénégal bokk na ci ñu ko dëgg. mu am fit du daaw gëm boppam gëm ni mu mel ñëw nag am yeewute gu toll ni jéem a ànd ak ñëpp. non Luc moom suñu Luc moom suñu il fait partie de nous parce que bailleur la ci ñun la bokk. tey jii ay mbëre ngi war ay 4x4 am ay immeuble Luc Nicolaï moo tax. lu ñu jégalee Hissène après nañ ko jégalee moom parce que moom reyul nit. war nañ leen a taxaw Sénégal war nañ leen a bàyyi xel di ñaan Macky Sall mi nga xam ne moo jiite réew mi ministre des sports bi nga xam ne moom la ñu wax ne mooy ministre u làmb na taxaw ci loolu plaider làmb jàppale ñu mel noonu. mais du ma def lu dul ñaan pour que tey Luc génn nekkaat parmi nous parce que njëriñam ci biir ci biti pour man moo ëpp fuuf njëriñam ci biir. Où est la vérité dans cette affaire? Est-ce que contrainte par corps est-ce que dañu ko exécuter mandat d'arrêt bi foofu dafa am un flou total te loolu dafa war a leer.